non pardon dama ne pardon mosuma ko dégg mosuma ko yëg mos na dugg ci sama nopp mos na dugg ci sama yuur. ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñiy suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey nag dañuy wax ci wàllum actualité mais ci beneen facette ndax umpalewu leen ni Ousmane Sonko assemblée nationale teggi na malaanu kiraayam ngir jébbal ko yoon. depuis lors ñu bare ngi posé wu la question fa la nar a mujj après lan moo ciy topp en tout cas Ousmane Sonko moom nee na du wuy ji yoon mais ñun cas bi daf ñu interpellé ci jàngat bu gën a yaatu mooy depuis ba Macky Sall faloog léegi daal di teg ci bopp assemblée nationale Moustapha Niasse ñaata doomi aadama la ñu simbi seen malaanu kiraay ak fan la mujj. ndax bu leen fàtte ni Moustapha Niasse ak député Macky Sall yi ñun duñ leen dippee député askan wi déjà ñu bari ci ñoom boo leen laajee dañ naan man député Macky Sall laa. assemblée nationale bii règlement intérieur statut bi président xam na ko bu baax séddale ko kenn ku nekk jël ci sa wàll kon suñu tasee fii dafa am ñoo xam ne la ñuy wax man de foofu lay commencé ci sama tur Malaw mii député Macky Sall la. Malaw mii député Macky Sall la man député Macky Sall laa. donc ñu mel nii ñoo nekk assemblée nationale gis ngeen vidéo bi ñu mujjee woon partagé la fa xewoon Moustapha Guirassy Aïda Mbodj ak Bara Dolly dañu jël parole ñu leen di yuuxoo di leen saboté mel na ay xale yu ndaw. di ca témoin da caa def ndax suñu borom dafa wax ne wala si na yarmu ci tuuratuloo ñii xam ngeen ni duñu ay député ay mag yu amul benn fula umpale lan moo leen yóbbu assemblée nationale di yuuxoo mel na ku nekk ci sabar bu tas ndeysaan kenn ci ñoom bi ñenn ñi di jël parole mi ngi yor téléphone am di jeu yoonam newul ca la fay xew parce qu'effectivement xamul lan moo ko yóbbu foofu noonu. donc doomi aadama yu ni mel ñoo nekk assemblée nationale ne yéeyaay askan wi lañu fa teewal benn majorité mécanique boo xamante ni amul kaddu bu ñu waree voter loi wala jël décision bu amam solo ñoom dañuy jot d'abord ay ndogal tukkee palais donc dañuy ñëw rek ñoom yëkkati loxo ñu daal di voter ci njiital Moustapha Niasse bi nga xamante ni amul sénégalais bu ko jéppiwul mooy genre mag yooyu di nekk ci koñ yi génération bu ñëw ñu ànd ak yow mos na nguuru Senghor mos na nguuru Abdou Diouf mos na nguuru Maître Wade mi ngi ba tey ci nguuru Macky Sall lank ne du ko bàyyi ak ndaw ñi. dara nga si mënul dara un point entré yow xam nga ma maag sa bàyyi la woon maag Adama Diallo la woon. te bu doon ni sax dafa am lu mu jariñ Sénégal ñu ne waaw ne kat mag mu mat a bàyyi ci réew la mais Moustapha Niasse musul amal njariñ dëkkam waxuma la Sénégal lenn la fi nekkee mooy di jouer le sale boulot bi mooy képp ku Macky Sall bëgg a faagaagal ci moom lay jaar ñëw rek ci kaw Ousmane Sonko jiitu na bosom lu yàgg moo tax ci jàngatu tay bi dañ leen di présenter ni Macky Sall di utiliser Moustapha Niasse ngir éliminer politiciens yi nga xamante ni daf leen teg bët def leen cible. parce que histoire dafay des ñu mel ni Moustapha Niasse baax na tey ëllëg génération yi xam mooy kan ndax ñun suñu réew tàmm nañ di wutal nit way gu mu amul naan homme d'état la dafa servir dëkkam alors que complot yi fi nguur yi fi mës a jaar yëpp def dugal nañ ci seen loxo. Moustapha Niasse bokk ci yooyu doomi aadama te ku ne war koo xam. li ñu war a comprendre d'abord ci levée immunité parlementaire yi ñu amal ci nguuru Macky Sall ba tey ci njiital Moustapha Niasse mooy lépp politique moo ko lal ndax Macky Sall gannaaw ba mu faloo benn ci ay première déclaration politique am moo nekkoon je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression opposition bi naa leen néewal kàttan loofal leen ba ñu lott donc moom ci logique bii la mës a nekk depuis bañ ko falee. ëllëg ko mu jublu ci liggéeyal askan wi ba ñu kontaan mais dafa ni jàmmaarloo moom du fi mës a am may buum di buumi te kenn du mën a déet donc période boobu ñen ñoo nekkoon leader opposition bi mooy PDS ñoo ngi door a perdre pouvoir am ci seen biir ay anciens ministres ay députés ay directeurs généraux donc ñii moom faaw ñu éliminer leen ci opposition bi parce que am nañ ay moyens mën nañ waajalaat seen bopp ba jotaat si nguur noonu la Macky Sall ciblé Karim Wade ak yeneen ponkalu PDS doon ay député comme Ousmane Ngom Abdoulaye Baldé ak Oumar Sarr ci noonu la sampee woon CREI yi pour nee na delloo si xaalis bi ñu njort ni ñenn ci waa PDS dañ ko sàccoon mais CREI yi boobu noonu delloo si xaalisu Sénégal tax ko woon jóg li ñu jublu woon mooy xëbal ñi nga xamante ni dañu àndoon ak Maître Wade ngir ñu transhumé wala ñu tëj leen kaso
période boobu la Macky Sall sàkku ci Moustapha Niasse mu lever immunité parlementaire député libéraux yu ci mel ne Ousmane Ngom Abdoulaye Baldé ak Oumar Sarr nawoon fa woon Niasse ànd ak député Macky Sall yi ñu simmi seen malaanu kiiraay le 10 janvier 2013. pour ñuy demander ba ñu simmi woon seen malaanu kiiraay fan la mujj jàpp leen ni mujjul fenn dañu utiliser woon yoon pour ay affaires purement politiques maanaam bu leen jébalee yoon dañ leen di tiital xëbal leen ne leen def leen choix soit dañ leen di nëbb jant bi toppee leen lubalu xaalisu Sénégal wala ngeen rejoindre Benno Bokk Yaakaar ñu classé dossier bi. lii dafa baax ñu koy fàttali pour ñu jàpp ni ba tey Sénégal dëkku yoon la moo tax boo déggee ñenn ci waa Benno Bokk Yaakaar naan nañu bàyyi yoon def liggéeyam ak ay yenn soi-disant experts danga naan ñii kan la ñu yàpp fii benn pouvoir moo fi am mooy bu Macky Sall ku mu neex tëj boo àndul ak moom boo farek moom nag defal tuuxi duuna yi gën a mag dañuy woo yenn magistrat yi ne leen dossier sàngam tege leen ko nële. noonu la def ak ñoom Oumar Sarr Ousmane Ngom ak Abdoulaye Baldé au début dafa ne Moustapha Niasse ak ay députéem summi leen seen malaanu kiiraay ñu daal di lever seen immunité parlementaire ñu leen doon toppee lubalu xaalis Sénégal Macky Sall ne leen ayca def leen choix kaso wala Benno Bokk Yaakaar ñu ne Benno Bokk Yaakaar tey kenn ci ñoom muy Oumar Sarr moo nekk ministre des mines et de la géologie nii la Sénégal di fonctionner ñii wax naan dëkku droit la ñu nekk nañ ñu wax léegi lan moo tax yoon continué wul di topp Oumar Sarr Ousmane Ngom ak Abdoulaye Baldé bu dee yoon woowu noonu dafa libre te amul dara lu leen tënk nañu bàyyi naxante bi. ñu jël aussi kaw Barthélémy Diaz ba mu nekkee woon assemblée nationale sonal gaay yi ci beneen wet muy xeex naan parti socialiste kenn du ko seyal biir Benno Bokk Yaakaar gaay yi dañ ne nañ ko éliminer naka lañ koy éliminer ba tey muy summi malaanu kiiraayam gaay yi dañu sulliwaat dossier am ak Ndiaga Diouf mooy nervi yi ko doon attaqué jamonoy Maître Wade ba mu tiire ay bal gaay yi daal di sulliwaat dossier boobu noonu te moonte ci dossier boobu Macky Sall moo doon défendre Barthélémy Diaz. Témoigner ma solidarité à la famille Diaz et aussi en tant que maire de Fatick apporter mon soutien au maire de la commune d'arrondissement de Mermoz Sacré-Cœur. Notre pays vit des moments graves de son histoire politique. Il n'y a guère longtemps, lorsque j'ai parlé de mercenaires, on m'a fait des procès d'intention. Pendant que la responsabilité incombe au premier chef, à ce responsable du PDS, aux responsables de l'État qui ont laissé faire et qui ont été des complices. Et il faut que la justice effectivement se fasse, que tous les commanditaires soient identifiés et traduits devant la justice. Maintenant, nous apportons notre soutien à Barthélémy Diaz, qui s'est défendu. dégg ngeen Macky Sall mu dem bay traité ñu ñu yónni woon ngir ñu agressé Barthélémy Diaz ay mercenaires muy sàkku ci yoon ñu topp waa PDS yi nga xamante nii ñoo santaane agression boobu noonu. parce que Macky Sall yàlla dafa def boo ko doon vaar mën nga jël 2 heures de temps def ko ay série ak ay épisode moom moo doon défendre Barthélémy Diaz ci dossier wu Ndiaga Diouf naan dañ koo tooñ mais terewul ba mu jotee ci nguur dossier boobu noonu la utiliser pour simmi malaanu kiiraayam parce que benn moment Barthélémy daf leen sonaloon. ba tey Moustapha Niasse ak coggu ya nekk assemblée nationale daal di lever immunité parlementaire u Barthélémy Diaz le 11 novembre 2016. fa la dossier bi mujjul fenn ndax gannaaw bañ ko jébbalee yoon 2 ans lañ ko daan mais juróom benn weer lay tëdd mais 6 mois yooyu noonu du ko passé kaso ndax jotoon nañ ko jàpp ci dossier boobu noonu entre décembre 2011 jàpp mai 2012. donc dafay libre parce que tëdd na 6 mois ba noppi mais li ñu bëggoon ñoom am nañ ko mooy daal di koy sonal di ko jaabanteloo yoon perdre loo ko temps bàyyi ko mu dem. ñu pare ci Barthélémy Diaz ñëw ci Khalifa Sall parce que moom Barthélémy Diaz ñoo lànk ne parti socialiste kenn du ko sacrifier moom naka lañ koy éliminer IGE dafa defoon benn rapport ci anam gi ñu yore maire bu Dakar jamono jooju moo nekkoon maire ñoom waa IGE bind rapport ne mbiru caisse d'avance bi nekk maire Dakar mën nañ ko xoolaat IGE waxuñu ubbi enquête ci caisse d'avance boobu noonu mais dafa ni mën nañ modifier caisse boobu noonu ni ñu koy jëfandikoo Macky Sall daal di koy gis ne am naa benn porox ndollu mu daal di sàkku ci procureur mu géral ko kaaw Khalifa Sall alors que mairie Dakar yi fi mës a jaar yëpp moo xam Mamadou Diop ba ci Pape Diop même anam yi lañ doon jëfandikoo caisse d'avance boobu noonu mais Khalifa Sall moo nekkoon cible bi. nawoon fa woon Moustapha Niasse ak bouton manipulable yi nekk assemblée ñu sàkku ci ñoom ñu simmi malaanu kiiraayu Khalifa Sall daal di koy jébbal yoon ndax lan buggul woon ñu CLPS biir Benno Bokk Yaakaar donc nañ ko humilier toroxal ko ba dootul am benn ndomba tànk ci biir réew mi. Je sais que ma famille a été choquée. Je sais que mes amis ont été choqués.
teewul sumi nañ malaanu kiiraayam le 25 novembre 2017 moment bi muy tàmbali di wër Sénégal ngir préparer présidentielle yu 2019 yi ñu yóbbu ko ci yoon woowu nga xam ne yàgg nañ leen wax ni Macky Sall mooy seen chef ñu daal di koy tëj juróomi ati kaso mais tëj la boo xamante nii du tudd peine bi ba mu jeex nañ ko nëbb jant bi xañ ko présidentielle yu 2019 yi xañ ko poste député am xañ ko maire Dakar boobu génnee dootul amati benn représentativité day nekkaat citoyen simple lu bari daal di koy raw ci wàllum politique. bi ñu réussiré loolu ba noppi lañ ko libéré en septembre 2019 Macky Sall gracié ko quelques mois après élection présidentielle yu 2019 yi maanaam pare nañ ci moom li ñu bëggoon ci moom am nañ ko mooy yàqu ko politiquement la preuve Khalifa Sall bi muy génn kaso dañ ko forcé dañoo xëy bés ne ko président daf la gracier mu bañ ne du génn ñu taxañ ko ak ay bagaasam ne ko di nga génn par force. ci kaso bi jot naa fa tëdd ak moom juróom benn weer tey gars yi dañ fa doon ñëw pour dil mu lank bañ génnee Khalifa Sall dañ ko bëggoon waxtaanee dil ko mu tëdd ci suuf lank bañ la preuve bu muy génn dañ ko dàq ci kaso bi dañ ko dàq jël ay bagaasam sànni ko ci biti ba avocat yi jàppante seen biir Khalifa Sall dilul et Khalifa Sall wax naa ko su ma gémmiñ noppam ma ne ko Macky Sall ngi wut 3e mandat jàppal na ne que tant que Macky mi ngi nam jot ci nguur gi rek jàpp na yow doo bokk. donc gis ngeen yoonu Sénégal ni muy fonctionner nii lañ éliminer Khalifa Sall ray ko politiquement te dégg ngeen Barthélémy Diaz amul chance bokk ci élection présidentielle yu 2024 parce que objectif bi moo nekkoon yàq casier judiciaire am ba dootul éligible te réussir nañ ko. gannaaw loolu mu des Ousmane Sonko ndax comme ni ko tubaab di waxee rek le malheur des uns fait le bonheur des autres gannaaw ba Macky Sall éliminé bépp potentiel adversaire am moom Ousmane Sonko bokk ci ñi gën a ràññeeku ci opposition bi parce que moo terminé 3e ci élection présidentielle yi ñu weesu nekk itam député assemblée nationale bokk ci ñi leen gën a sonal ci péccum ndaw réew ma. Je tiens d'abord à dire à tout le monde que ñàkk xam baaxut ñi jàpp ni yokkute bu am ci budget performance nax nañ seen bopp budget dafa musa di yokku. Sénégal bi muy Sénégal ba léegi ñaari at rek le budget yokkuwul mooy crise 1979 ak après dévaluation budget dafay yokku du dellu gannaaw. donc moom aussi fallait ko ñu éliminer ko ndax mi ngi tàmbalee sa xilaaf ci dossier wu Adji Sarr gendarmerie def seen enquête investigation yi ak rapport médical bi ñu présenté fësal ni ndaw si gëj naa sëy te itam du jànq yàgg na duñ ci reveniraat ndax léegi ñëpp xam nañ ni mu demee ñu ne ñoom duñu bàyyi bii mooy seen sànni tàccu ndax waa ji bu fi jógee mën naa gën a defaru. ñu ne foqet enquête bi ci waa gendarmerie pour éliminer thèse du complot bi comme nam daan demee rek Moustapha Niass le faiseur des sales boulots ànd ak coggalu Macky Sall ba nekk assemblée nationale summi malaanu kiiraay goo xamante nii bu ñu sukkandikoo ci enquête gendarmerie mënoon naa ñàkk ndax viol amul loolu li muy signifié mooy Ousmane Sonko dañ koy jébbal yoon bu bañee ñu daal di ko dem jëli fa ñu jaar ak yeneen député yi muy Khalifa Sall Barthélémy Diaz ak ñeneen la ñu jaar ak moom te balaa gars yi di gënoon xam ni dossier bi dossier politique la Ousmane Sonko xëyunu bés nangoo négocier ak Macky Sall maanaam bu renoncer ay ambition présidentielle am suba ñu teg dossier bi nële daal di koy classé Adji Sarr dellu ci ay mbokkam kenn dootul waxati coow li donc yu mel nii dafay des ci histoire maanaam ba Macky Sall bëggee sàkkal pexe ay opposant fii la jaar ak ay même stratégie ak même institution bi muy assemblée nationale en complicité ak benn doomi aadama muy Moustapha Niass ak même coogalu député yi nga xamante ni bépp sénégalais daf leen war a ràññee xàmme leen bu baax a baax ngir ëllëg bu ñu nettali ñun tamit ëllëg daañu rendre compte ndax suñuy sët daañu demander mais yéen bi Macky Sall di def lii lépp ak ñoom Moustapha Niass lan moo nekkoon seen taxawaay moo tax ñun ci cas bi jàpp ne ni jëmmi Ousmane Sonko lu ndaw la ci mbir mi maanaam boo ciy àddu boo noppee taxawal ci seetu xool sa diggante ak yàlla xoolal fi Macky Sall jaar ak yeneen politiciens ak fa la nar a jëm ak ñun ndax waa ji dafa taxaw temm ne kenn du jaamaarloog moom bu ngeen gisee yeneen opposants yi nga xamante ni seen diggante ak Sonko sax demeewul noonu mais teewul jël nañ position ci mbir mi c'est parce que xam nañ ni bu ñu paree ci Sonko bu ñu réussir li ñu namm ci moom seen kaw la ñu jëm ndax Macky Sall opposition la bëggul gis ñemewul jaamaarloo moo tax ñu ne ku ci màndu complice nga ñu nag fas ñu yéene nekk complice lii dañ ko topp ba kenn du manipuler sénégalais yi du ñu nangu itam kenn falsifier ay faux PV ndax dégg ngeen avocat boobu noonu ñuy bañ a tudd turam naan PV yi médias yi di wax baaxul maanaam li ñu bëgg mooy éliminer PV yi nga xamante ni Adji Sarr da cee wax lu ko neex loo xam ne après mën na retourner contre moom ñu daal di koy nëbb suul ko préparer ko jàngal ko discours pour waxam yi mën a yanu maanaa bu mu leen bett ëllëg bu Adji Sarr defee déclaration parce que ñu ngi koy préparer lii daan ci reveniraat parce que du ñu nangu kuy manipuler sénégalais yi wala bëgg a neenal PV yi nga xamante ni gendarmerie moo ko def ñun ñëpp par respect pour corps boobu noonu moo tax publier wuñ lépp dañuy wax rek li nekk ci biir yam ci
parce que yoon dafay aaye kuy mettre sur la place publique liggéeyu gendarmerie wala police mais dinañ toll foo xamante nii dootoo respecter benn loi parce que sénégalais yi duñu nangu ku leen nax di leen fournir ay fausse information kon taxaw seetlu bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf